tonton Lamine Ndiaye moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay xam ngeen ni icône la ci culture tonton xam naa nag dañuy dugg ci parcours bi rek. ak li nga xam ne aussi jot ngeen ko représenté yaa ngi koy wax sànq depuis 1972 yaa ngi évolué ci li nga xam ne mooy milieu cinématographique bu ma la doon laaj. non ci milieu cinématographique. alors milieu cinématographique. lu jiitu 72 la woon. d'accord parce que tëb moo tëb rek ne fi juux wala xaar ba télévision bi génn. ma soog a dugg. d'accord donc yaa ngi doon def théâtre sur scène avant. théâtre sur scène alors loolu sax ci laa bëggoon a ñëw c'est vrai que yéen da ngeen ci amoon taxawaay bu am solo mën naa wax ni fa ngeen doon jàngee mbapat muy théâtre sur scène ndax gisoo ni quand même léegi handicapé la ci li nga xamee ni mooy génération bu bees bi le fait que bareetul li ñu koy pratiquer léegi muy cinéma sur scène. waaw théâtre sur scène booba ñun ci nañ ñu ko tekki woon mooy théâtre daal technique am dëgg métier boo gis la ko sos mooy technique am te technique u théâtre mi ngi tënku ci liñ tuddee li tubaab tuddee la règle des 3 P pensée parole et plastique. waaw loolu nag ci gëstu boo koy kii wax ci gudd na tey xëyul sax ci émission. parce que loo ci gis rek am na lu tax ñu tudd ko junj googu ñu ko jund. te benn rek laa ci tànn baat bi nga xam ne mooy porter la voix dañ koy liggéey. ok booy def théâtre da nga war a liggéey sa baat namm ko ba mu neex. au point de vue articulation. au point de vue tonalité. au point de vue nuance. au point de vue expression. yooyu yëpp dafa tënku ci moom. d'accord parce que baat bu neex. yàlla jox ko ku ne. d'accord kon gis nga ni handicap la quand même léegi ci génération bees bi le fait que bariwul li ñuy pratiquer lii di cinéma sur scène alors. waaw bu ñu jaarul ci théâtre mënuñu liggéey seen baat parce que théâtre moo lay jox génn la ay pexe yi nga xam ne ñu tuddee ko exercice boo ci gis pexe la pour liggéey dara sa articulation boo koy liggéey. dafa laaj ay exercice yooyu jël ay exercice yooyu daf lay dimbali ci nga am benn diction bu claire maanaam baat bu neex bu limpide boo xam ne looy wax c'est pas la peine nga forcer di nga xam noo koy doser ba nit ki mën laa dégg lu mu sori wa ilaa mu jege la nga xam noo koy doser ba mu nekk baat boo xam ne day neex a déglu neex a dégg diggante déglu ak dégg dañu xaw a nuroo mais wuute. d'accord. waaw loolu moom. am na solo. d'accord bu ma la doon laaj aussi tonton Lamine ndax xaw na jafe quand même par rapport ak moment bi nga xamee ni wax nga ko évolution amul woon ci milieu bi producteurs yi bari wuñu woon lan mooy différence wu moment bi nga xam ne yéen a ngi def théâtre sur scène di def théâtre à l'RTS aussi nga xam ne moom rek fi nekkoon ak instant bi nga xam ne vraiment producteurs yi bari nañu télé yi bari. gis nga théâtre sur scène. bokkul ak nga def téléfilm li nga junj léegi téléfilm la tudd. ok li jógee cinéma. te nekkul cinéma. c'est tourné en vidéo nga xam ne nii le son et l'image n'est pas allié. cinéma le son et l'image n'est pas allié. son bi day nekk na le image bi nekk nii bu ñu demee bay def montage. parce que monteur yi foofu la ñu xam ci professionnel ak ku professionnel ni ngay fexe ba calculer maanaam gis ci tuñ yi ni muy yëngoo. nga mën a calculer le son bu nga xam ne nii dégguloo ko par rapport au son de l'image que tu as enregistré loolu déjà liggéey la te loolu mi ngi jëm ci cinéma. ok cinéma encore fu ñu ko tuddee rek pellicule lay doon nekkul vidéo. donc pellicule ngay jël négatif bi ngay jël tourner film bi sotti ko léegi en positif gisuloo photo jooni jooni yi ni muy mel. boo ci photo nit même buy wax sax da ngay gis tuñi rek di yëngu alors loolu ci cinéma la bokk bu njëkk ba. pellicule lañ daan tourner léegi bi nga xamee ni technologie bi dugg na ci lañ jël caméra allié son bi ak l'image nga xam ni mën nga sax dawal son bi. effacer li nga jotoon na def. mën tourner. d'accord loolu ci partie technique bi la. mais dafa am leneen lu ci rax. pour nga am baat liggéey ko il faut mu bokk ci ndax dab na sax journalistes yi am na ci ñoo xam ne nii seen baat bu ñuy wax journal doo mën a comprendre.
ci yenn articulation yi dañuy ànd ak ay fautes ma jëlal la ci rek tuuti di nga dégg bu ñu bëggee wax sax océan da ngay gis le son yë moom ngay dégg océan la ñuy wax alors que le son yë bokku ci océan la ñu bind d'accord Dieu bi ngay dégg Dieu et ceci Dieu c'est là nangam c'est pas Dieu c'est Dieu le i da nga ko ci génne yooyu ay faute de diction la te ñoo ngi koy dégg toog fii normalement télé yëpp ñoo waroon yëngu génne benn pàcc boo xam ne dafa war a am ay directeur artistique yuy topp le journaliste surtout dégg nga boobu beneen liggéey la te beneen gëstu place la nga xam ni mën nañ ko créer ci kii pour ñu xool bu baax production yi nga xam ne moom la ñuy def ñun parce que léeg-léeg nga dégg nit wax ba saaga ci ñun xamuñu loolu nañ toog ci suñu culture it tekkiwul xar baax gis nga ni li ñu leen di jàmbaaramu tuuma léegi yu ci bari li ñu manque di pratiquer li nga xam ne mooy cinéma sur scène alors moo ko waral alors ci génération bi non tàggat xale yi d'accord problème formation moo am waaw problème formation am na xam li ngay wax xam na ngay waxee togg ko ba mu neex a dugg ci nopp nit ki évidus laaj na aussi tamit langage boo xam ne nii sa langage yu dëkk la pour nga mën a def communication boo xam ne nii nuance yi ngay jël ak rythme ba sax ci culture bi la bokk Senghor da daan wax la culture est au début et à la fin de tout développement kenn tekkiwu ko bu mu normal culture tekkiwul aada ak cosaan culture boo koy dégg du aada ak cosaan ñu bari de boo waxee rek ñu naan suñu culture mooy aada ak cosaan suñu aada ak suñu cosaan am na ñuy wax sax suñu caada. c'est vrai que loolu la ñuy wax de loolu gën a bari en tout cas. waaw Abdou Diouf bi mu ñëwee lan la wax. nee na la culture c'est le moteur du développement pourtant am na dëgg waaye ba tey kenn kiiwu ko moom it mu juum ministère yi nga xam ne moom la créé woon ay technocrate la ci dugal yaakaar ni il faut que tu sois un technocrate pour être un homme de culture man je ne suis pas d'accord. Parce que le technocrate, il est trop individualiste. moo tax individualisme ëmb gouvernement am ñi mu taboon ñëpp c'est des technocrates boobu erreur bu mag la. donc bi Ablaye Wade di ñëwee dafa ni la culture c'est tout le développement. d'accord moom culture daf ko nocc ci civilisation nit. won nit importance am. la muy doon liggéey boo mënti jël. ci àddina bi bu nit ki ci ki koy def bu amul culture liggéey ba du baax. du sotti alors mais est-ce que tamit yemul woon rek juste ci ay kaddu yoo xam ni les chefs d'État dañ ko doon yëkkati rek amoon na tamit benn plan boo xam ne xëy na tegoon nañ ko ngir jëmal li nga xam ne aussi moom lañ doon yëkkati ci kaddu yooyu noonu jëmale ko ci. mais lu ñu doyee suñu borom xam-xam yi fi nekk te waroon ko tekki ko ba nga xam ni dañuy dimbali askan wi ñu ci bari dañu yaakaar ni culture mooy jël ay sabar tëgg ko et encore. sabar boo koy tëgg day wax ji sabar doon wax bu njëkk ba bu nit bu ko jaan mattaan lu ñu daan tëggee sabar yi dañ daan ko jaan matt sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee yëpp sam xel dem ci dee boobu sabar baa ngi wax loolu da doon woo c'est une forme de communication woote maanaam ku nekk ci village bi te nekk lubukat na ñëw gaaw daw si parce que am na koo xam ne jaan matt na ko loolu moo doon indi nit donc njàng mi ci culture dafa des fii ci Sénégal lu nekk tekkee nañ ko fa mais ba léegi tekki wuñ ko na mu waree. d'accord alors leer na bu ma la doon laaj aussi tonton xam nga ni temps bi rek la ñuy xaw a bàyyi xel tuuti lu jëm ci ay personnages yu tonton Lamine ñu bari dañ la daan découvrir ñun ba ñuy nekk xale wala ba ñuy gën a nekk xale di la seetaan dañ daan gis ni tonton Lamine dafa nekk benn père de famille d'une manière générale ku tànga koo xam ni aussi personnage boobu bari na vraiment lu ñu ko doon découvrir ci yow lan moo waraloon personnage boobu choix la woon wala. non du tàng. ok. xam nga yenn jàng yi boo ko jàngee. dañ la ci yokkal ne la li ci des yow maanaam nga am fulla am fayda ànd ak sa sago buñ la xoolee dégg la wala ñu déglu la diggante dégg ak déglu dafa wuute entendre et écouter dafa wuute dañoo jegewoo rek mais benn tekkiwu ci moroomam d'accord
alors mais le fait que du ñàkk man bu ma fàttalikoo sa théâtre bii nga xam ne ni Billy Boy la woon mu siiw woon. ñu bari nga baal ma de alors li tax ma ni tekk. yow laa doon may pour nga tekki sama tekk boobu mu def. d'accord. waaye yow it dégg-dégg amoo ko. dafa la bëggoon a may possibilité rek. yaa ngi ma gis ci biir noy yi rek. dëgg la nga di ma xaar. ma teylu rek. dëgg la. waaw nit nag bu fekkee ni jàng nga. des fois mooy jouer ah. jouer ak yow. def ni rôle la yow lii yaa ngi may poser ay questions may ci kii test baa ngi noonu. dëgg la. su ma nee jékki-jékki ne teg laaj na xel bi liggéey la ma la war a teg wala la ma la war a génneel wala la ma la war a wax. bon loolu dafa bokk ci culture. tout à fait. mais di wax rek tararari rek. takk ay rajo comme ni Yékini di wax. dama baal parce que sama mbër la. dëgg la. wax dëgg fa yàlla loolu day. dafa nekk loo xam ne nii. fokk ñu seetaat ko. d'accord. parce que réew mi. suñuy seet la ko nar a yàq yi mooy coow lu bari pour ne rien entendre on n'écoute pas on n'entend pas du ñu gëstu it du ñu dégg rek daal ne moom la. d'accord. fii tey bu ñu déggoon coow da ngay gis encore nit ñi gaaw génn ci mbedd mi bu doon loo xam ne nii daf leen di rey. fay ñëwee rek rey leen. c'est clair lu xew rek ñëpp génn seetaan. waaw génn seetaan. waaw toogaayu mbedd. tout à fait. yooyu bokk na loo xam ne nii. d'accord. baaxul te yooyu yëpp dañ ci war a sensibiliser askan wi. aussi mais wax ci. d'accord. wax leen ni du loo dégg mu ne tëll rek nga ni damm na. d'accord c'est clair. nit dafa ànd ak war a ànd ak teey. très bien. alors ne loolu teg yenn saay ba ñu laaj ko mu soog a wax. surtout. buñ la laajul neel pat. très bien. te it ñàkk fekke mën na ci rax. te boobaa looy nettali. buñ la laajul nga wax buñ la laajul nga wax di wax rek dëgg la ni Senghor boo fi jëkk jaar te wax kat la woon. waaye bu ñu fàtte ni bind kat la. surtout. d'accord. donc foo ko natt ci xam-xam rek amoon na ko te la ma gënoon sopp ci moom ba muy jóge ci réew mi daa wër suñu ngëm-ngëm yëpp ak ñi nga xam ni suñuy wasila lañu. ku ci nekk toog na ak yow tàggu la nii mi ngi fiy jóge ndax dem na ba li mu waroon yekk na ko. d'accord. fi mu nekk daal. très bien. dafa mënatul. d'accord c'est clair. rax ci doole ay conditions yu bari yoo xam ni am na benn vidéo buñ ma envoyé. ma di ko ci seetaan xam ni nguur kenn du ko ñett. moom Senghor mu daan wax loolu. waaw kay nguur kenn du ko ñett. toogal la yàlla tudd ni moom nga fay toog. nga jóg abal keneen. c'est clair. boo liggéeyee ba mu sotti kay. sa jaan wàcc na. très bien. alors nga am mooy wu rafet di nga ma baal dama lay bàyyi xel toogaay bi xaw a yàgg ci yow ak tàngaay beeg yooyu vraiment moo tax ma bëgg enchaîner tuuti man waxtaan wi daf ma neex. alors très bien en tout cas looloo tax rek vraiment ma bëgg enchaîner un peu mais bu ma la doon laaj aussi vraiment mu bari ay œuvres yoo xam ne jàng nañ ci mu marqué woon ñu bari ci génération bi sama genre gi muy li nga xamee ni mooy Billy Boy mu nekkoon loo xam ni personnage bi nga ci joué tamit gis nga alors personnage yu demee noonu benn père de famille boo xam ne vraiment dafay naqari dara daal ci biir këram nan nga ko doon dundee moment boobu aussi mais le fait que aussi théâtre yooyu nekkoon yoo xam ne dafa amoon succès moment boobu. waaw xam nga personnage bi. d'abord damay njëkk a dugg ci réalisation bi. ki ko réalisé mooy Boubacar Ba bi nekkoon RTS. Boubacar Ba mu koy door sax man bokkuma woon ci casting bi mais dama ko laaj ñu tase nii mu ne ma non mon frère bii moom ne wóor yàlla ne bokkoo ci. ma ne ko buuba mu ne ma ne ko kii spirituellement laay wax ak yow mu ne ma waaw ma ne ko ba muy mujj fala budd dinaa ci bokk. mu ne ma ah bon ma ne ko waaw li may wax dafa am seede parce que fekkoon na foog Pascal Dione dem si yàlla na ko yàlla yërëm moom it mu dem ba seet daal ne daal Pascal demal wool ma Lamine Pascal ñëw fekk ma fii suñu kër mu ne ma buuba nee na nga ñëw tu as un rôle dans le téléfilm là. ma ne ko waxoon naa ko ni fala budda lii dinaa ci bokk. mu ne ma waxoon nga ko loolu ma ne ko waaw
mu ne ma kon de wax ji am na alors bi ma ñëwee boo daan finalement j'ai cherché mais je sais que ni yow daal yaa ko mën a def man ko loolu wóor na la mu ne ma waaw man it maa ngi ko bëgg a retourner liñ doon waxtaan bu ne ma wóor na yow laa ci gis quoi man ko d'accord très bien. mu daal di ma joué la loolu ma jël ko joué ko le plus naturellement que possible déglu ko nag bu baax su waxanteeg man ndax day liir wax ne ma lii la ak lii ak lii ak lii man ko bon mu ne waaw ma dajale lépp daal di ko tënk xam man naka lay doxalee sama personnage donc mu wax ma ne borom kër la bari na jabar doom yaa ngi école amul ay fourniture ak yooyu te foog nga wutal ko fourniture boom doom ji nag man ko mu ne ma faqmaan la mais la koy def faqmaan yow yaay dem ba mere ko génne ko sa kër ma ne ko baax na tëddal nelaw moom dina am cooki ci biir yow ak sa doom jooju ma ne ko bugga mu ne ma ne ko dama ne la tëddal nelaw bàyyi rek biñ ñëwee ba ci seenu tournage bi mu ne ma composé ma benn xeex boo xam ni yow ak sa doom boobu muy wax doom ci ko ñu koy wax Billy Boy maa ngi koy sant di ko gërëm parce que xam naa ni fàtte noonu borom la dëgg la. woo nañ ko quelque part ñu wax ko ne ko yi la ci gën a impressionné ci scène Billy Boy mais il a oublié cette scène man maa defar combat bi ñu doon def xeex boobu xeex bi amoon seen di dóor xat yi nit ñi yaakaar ni da maa ngi koy dóor man ko tu reçois bien le coup est puissant et fort donc reçois-le bien et Virus il est intelligent bàyyam rek la nuru ci loolu ma daal di ne alhamdulilah xew def moom xeex ne ko bu ma paree ci lii après damay rokkos d'accord mais tu reçois ni ma waaw nga xam ni le coup te foofu ngay déterminer puissance am ok ñu kii ko ba formaliser xeex bi yooyu xam kañ lay daanu kañ lay bërëngu yooyu ak fu muy daw jëm ko boor yooyu yëpp ñu liggéey ko ba mu mët ok ñu def ko benn yoon répétition alors mu kii alors j'ai dit à Bouba tournons ça. d'accord mais ban retour nga ci doon am après bi nga xamee ne vraiment sénégalais yi consommé nañ ko retour bu magnifique yàlla ma yàlla baal tiitaru à part ak faire monter les enchères wax naa la léegi ci li ma déggee ay vedette kii star awma ci benn kii bu baax d'accord donc pour man comme je t'ai dit rek les vedettes ont trop de dettes les stars trop de tard d'accord donc loolu moom mën naa la ko teg ca kanam say ancien œuvre aussi tonton nga baal ma rek temps bi laay bàyyi xel ban moo la ci vraiment gën a marqué aussi say œuvre yu njëkk yi nga xam ne kooku sax du sama œuvre mais pour la première fois mu tourné loo xam ne nii c'était dangereux parce que buum biñ ma takkoon mënoon na dagg à tout moment wala ma frôler benn fil entre Dieu et Satan Marouba Fall moo ko bind ok ñu bëggoon Satan naaw donc ñu jàpp sama ndigg la ñu takk benn buum échelle mécanique bu sapeur pompier mooy buy def xaw ma 32 mètres xaw ma 37 mètres la ñu yëkkati ba ca kaw takk ma foofu léegi di ma jaamaa jombe la xaw ma lan di ma tàngase daal may dem gauche droite ak yooyu mu mel ni damay naaw ma def nag suspension boobu dama ci génn sax feebar ci waaw parce que dafa metti woon suspension bi ma doon def moo metti woon te dañ ma doon xëcc di ma teg ci suuf di ma yëkkati ca kaw d'accord nga gis lépp d'accord donc loolu metti woon na frappé na ma aussi d'accord beneen bi ma frappé mooy aussi tamit bi nga xamee nii joué naa l'aveugle ba tasanteeg Waly Ndiaye te gaañu yàlla na ko yàlla yërëm amiin moom Gabon la gaañu grand frère am sax maa ngi ànd ak moom déjà suma xarit la yooyu dafay faral di ñëw fi mi ngi koy laaj nag nee naa ko ni fu lañ ko tourné woon ak caméra yu ñu ko tourné woon montage bi ci boppam on n'arrive plus à retrouver les cassettes là donc mu doon loo xam ne nii au moins bu ñu ko mënoon defal hommage doon na baax parce que Waly tamit ba mu duggee ci métier bi nekk na koo xam ni def na fi ay rôle yoo xam ni yu am importance très bien
alors waaw tonton Lamine xam naa bala may jeexal rek lan moo la may avantage wala lan mooy secret tonton Lamine ba nga xam ne vraiment ce personnage jusqu'à présent quand même da nga bokk ci acteurs yu macha allah yi fiy jiitu yi nga xam ne ba léegi cinéma daf leen di soxla lan moo la may avantage boobu. mais di liggéey rek yaa ngi wax léegi mbapat. mais mbapat boobu boo ko fonkul fu laaluloo ko joxoo ko fayda. d'accord rôle bi ci boppam moo lay gedd doo ko xam nag parce que da ngay yaakaar ni ba léegi tu es en plein là-dedans mais dafay naxaate xam nga bu wóoloo sa bopp bu mu ëpp loolu baaxul. nit ki war nga wóolu sa bopp il est vrai mais pas trop booy dem am na tamit benn taux de prudence boo xam ne moom ngay denc parce que loolu dina la mën a génne ci ay jafe-jafe. ok mais dem ba jeex moom boo ko defee rek sa morom daf lay jaay ni am na moom capacité dem ba jeex nga mën a fayonte ak moom mais pas ci loo xam ne nii chaque minute chaque heure chaque moment mi ngi lay laaj énergie boo xam ne nii boo ko amul da ngay waaf. ok foog nga sukk mbaa nga jébalu. d'accord kon xale yi daal nañ gën a tarbi métier mi daal bu ma juumal. xam naa waaw parce que moi j'ai appris de La Fontaine que la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage. très bien. xaar. ba yàlla ne la yow moo gën loo gis ci àddina ndax bu la joxañee rek defe naa ni di nga siiw ba faw la ngay war a amit mu doon sa wërsëg dana lew te it dana baax. waaye bëgg tout de suite not dund léegi yàlla na la dans 2 ans dans 3 ans nga ne ko noonu lemal ma ko yëpp nga jëfal ma ko léegi. ku ci nekk. boo ci dëkkee yàgg ci lool dana ma jaaxal de. très bien. waaw alors xaar daal dafa baax. très bien lu jot yàlla def ko. c'est clair. waaw nit war na toujours di ànd ak teey ak dal ak tekk. macha allah. waaw alors tekk dafa baax ci nit. idée bi leer tekk na moom lu mu la mayul rek. leneen du la ko may. alors ñu moytu tamit buzz. waaw seen tur la seen buzz. dëgg la waaye nag buzz boobu xam nga li ma ci am rek mooy. qu'on se méfie de l'œil et de la langue. Car plus l'œil admire, plus la langue flatte et vante, et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin et s'affaiblit. lu bët ne toq boo moytuwul làmmiñ dana ko tudd ba boo moytuwul it mu laatukaan kon nag balaay boobu. nga moytu bët ak làmmiñ. très bien alors tonton xam naa fi may jeexalee rek bëgg naa nga ñëw vraiment ci diplôme prix Amadou Cissé Dia bi nga xamee ni vraiment jox nañ la ko muy association des écrivains du Sénégal nga xam ne ñoo la ko doon sargale nga dikk ak man vraiment ci diplôme bi nga xamee ni joxoon nañ la ko ngir honorer la ci liggéey bu rafet bi nga xamee ni def nga ko ci culture. ma leen di gërëm di leen sant. écrivains yi parce que ku ñu xool ba ni yow rek am na lu tax ñu la yow. waaw. diplôme bi diplôme mu théâtre la ñu tuddee ko Amadou Cissé Dia donc mu nekk personnalité boo xam ni mi ngi mel ni coupe buñ la jox dégg nga ko am na coupe boo xam ñoo ngi ko créé ci championnat bi coupe bu président de l'Assemblée nationale lañ ko tuddee. donc diplôme bi. mi ngi wuyoo turu koo xam ne li mu def ci Sénégal ak histoire am dafa rëy kon kuñ ko jox rek lu màgg nga def ci fa ngay yëngu. muy théâtre bi. waaw lu ko jiitu. ma nga jógee Burkina Faso gis nga bii ngay gis ni waaw trophée du mérite la waaw trophée du mérite bi maa ngi ko amee Burkina Faso bañ ma ko joxee sax man dama jaaxle parce que ñëwuma woon pour am fa ay trophée yooyu d'accord donc ñoom aussi tamit dañ bëgg sénégalais parce que li Sénégal di def dafa ràññee ko ci ñoom te boo dee sénégalais dem fa la ngay am ci tur sax da nga yaakaar ni rëy na trop ba dépassé nga àddina bi. très bien. waaw ñoom dañu mën a sargal nit. très bien mais voilà njëkk a amee lu ñu may sargal. ci sama àddina. muy di Burkina Faso Ouagadougou. Burkina Faso bi. très bien alors tonton xam nga ni tamit maa ngi fi gis tamit beneen diplôme boo xam ne ordre national du Lion la président de la République son excellence Macky Sall joxoon la ko. ma fekk ko fi musuma ko yëg alors ndax tamit médiatisation bi nga xamee ne vraiment yenn ci bien sûr que groupe de médias yu mag yi fi nekk ñu ngi leen koy jàppale ngir gën a wane quand même li nga xam ne yéen a koy représenté ak it delloo njukkal bi nga xam ne aussi souvent ngeen am côté askan wi duñ ko yëg jotul ñu gën ko fësal. nga baal ma de. waaye bu dee Walf def na ko dañ ma invité woon émission. wax ma ni naa ko indaale. ba indi ko fa. bu dul loolu. yeneen médias yi xëy na ñu dégg ko. te taxul ñu def ko parce que bi ma ko président doon. kañ la ko président joxoon aussi. waaw boobu nag mi ngi ma fekk Makka. ok
dama jóge ci Kaaba gi. ñëw sama hôtel rek bi ma ñaanee ba pare ñu téléphoné ma l'ancien directeur du cinéma Yves Diaz. moo ma woo. wax ma ne ma am na benn décoration buñ la jox. ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax nga jóge ci Kaaba gi rek ñëw sa hôtel ñu woo la téléphone jox la benn raaya. loolu day mosuma ko dégg waaye bu amee ñu ngi koy sant yàlla rek. bañ koo tiitaroo daal. waaw ànd ci mun ak njëkk ak teraanga. xam ni bi ñuy ñaan rek mooy yeneen ñëw. très bien alors tonton Lamine fi ñuy jeexalee rek askan wi dañuy soxla xam ci yéen yu bëree bëri xam naa nag tey sama surprise su tey dama bëgg rek benn ci photo yi nga xamee ni fekk naa ko fi vraiment. nga waxtaan ci ak mbokk yi ngir ñu xam ko photo bii nga xam ni moom lañ jàkkaar Fall mën nga ma ko jëlee s'il vous plaît ndax mën nga dikk ñun ci ay détails kañ la. waaw ñett ñu am solo lañu ci sama dund. ku jigéen ki mooy sama yaay te jur ma ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad ki ci des doon sama baay nekkoon ancien combattant def ñaari guerre yi 14 18 ak 39 45. mi ngi judd 1888 kon fekk na ay jamono yu bari ki ci toog ci suuf nag yore xalam bi xam nga bu njëkk ba ndeysaan nit koo gis da nga am géwélu judd mu amoon benn cour bu ndaw sama yaay da daan tàll loxo yi ñu koy fuddan fii ñu koy xalamal nit fu mu ko dégg rek turam jamono jooju bu amoon télévision xam naa dinañ ko gis yu bari bari mais dommage que Salla Kassé moo fi nekk te boo leen doxantoo foofu am na photo yoo xam ni sax man liir laa woon mu ngi ma téye woon uuf ma ci ay tànkam donc kooku yàgg na Salla Kassé photo ko am na photo boo xam ne maa ngi ko yore aussi tamit ci sama portable. D'accord. nga xam ni moom ak càmmiñam ku ñu wax Iba Fall moo taxaw ci wetam moom mu toog ci chaise. chaise boobu defe naa léegi amatul ay Louis XIV yooyu dafa yàgg. D'accord. donc ñett ñi am nañ solo trop. am nañ solo ci alors ki yore xalam bi. moom mooy baayu Mansour Seck bi ànd ak Baaba Maal. waaw kii mooy baayam ñoom Mansour Seck. fii la ñu ndawee ci biir kër gi fii boobu yàgg na. fi ñu la fekk ni waaw. boobu nekkul woon étage mais amoon na ñetti sapoti yoo xam ne nii bu musaan taw bi daan bari. sam papa ak man sam papa daan sol parapluie am yore sax lu mu tuddati yore benn lanière boo xam ne nii ñi ñi dañ daan ñëw ci sàcc sapoti buy taw. alors danaan la cirib ci loxo nga wàcce daw ñu dàqi la noonu la ñu daan def ak ñoom quoi. parce que sapot bi taw la daan bañ bu musaana taw rek dañu ñëw di ko dagg di ko witt yooyu góor gi nag taxaw pour ñu bañ ko witt bañ ko yàq ñetti taatu sappo yi ci lañ fi amoon guddi gi njugub yéen daan sonal di naaw ñëw pour lekk sappoti njugub moom sappoti rek da bëgg. D'accord. ndax góor gi assisté na la lu bare bari ci sa dund wala yàlla dafa def mu teel fi jóge bu baax dafa fi teel a jóge wala. sama yaay moo fi teel a jóge en 1957 ñu teg ci 10 ans góor gi gaañu donc li ma nekk ak sama baay sax nekkuma ko sama yaay parce que moom presque daf ma yorowul woon dafa amoon benn mère boo xam ni fii la dëkkoon ci kër gi ñu tuddoon ko Aaya Suuxa moom daf ma adopté woon daf ma bëggoon ndax sama yaay samay yére du ne boo soloog yooyu daf ma daan uuf sax fanaanoo ko mun ma nekk gën a nekk ndaw donc loolu aussi tamit lu ma marqué la dans ma vie mais surtout nag la présence de ce vieux là ñu tuddee ko Jali Seck. Très bien. di bàyyi Mansour. D'accord. benn frère am bët yee muuru daf fi faral di ñëw muy Beydi Seck bokkul ak Mansour Seck Beydi Seck magu Mansour Seck. ok waaw daf fi ñëw ak soxnaam fii di ma set ñoom moo lëre boobu ñoo ngi ko téye ba léegi. très bien. alors donc mu nekk loo xam ne nii neex na ma lool. may rafetlu aussi tamit dikkam ci kër gi. très bien. waaw. lan ngay fàttaliku ci ay dernier moment kii sa waajur ak moom ak it ci ay message yoo xam ne vraiment daan nga gis ni daan na la ko jox comme ay message de motivation. bu dee sama yaay moom amul dara loo xam ne nii dinaa ko fàttaliku. lu mooy jouru décès li tax jouru décès dama ko accompagner ba
armeel yi fii Battoir parce que armeel yi nekk fii en face RFM armeel yooyu armeel bu Battoir la tuddoon donc fa la ñu suul Blaise Diagne Lamine Gueye fa la tëdd sama baay yi ma jur fa la tëdd en 67 ba léegi donc dama fa daan dem di farataal di leen ñaanal loolu moom marqué woon na ma trop 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 dans ma vie. Pourquoi sama yaay parce que dafa nekkoon koo xam ni pour mu am sama jot sax c'était un peu difficile parce que ñi ko daan wër dégg turam rek dañuy ñëw dañuy bari fii mosuñu yëkkati ci naan ñoo ngi koy teg ci taal mbana lañ fi daan teg donc foofu la jimee ak le sens du partage waaw ñi ma xam dëgg xam nañ li may wax waaw ma jàng fa le sens du partage mu dimbali ma lool ci biir théâtre bi parce que nag doo iñaane kenn li nga yéene sa bopp moom ngay yéene nit waaw waaw ma dem fa ba sama yaay génne àdduna mu nekk ak sama papa j'ai beaucoup vécu plus avec mon père que ma mère ok moom nag comme militaire la woon dafa bëggoon coûte man ma nekk militaire malheureusement j'étais trop embranché par la culture sama domaine daal foofu la commencé génn waaw li ma doon dem aussi tamit maison des jeunes daan fa fekk ñuy def théâtre loolu aussi gën na mu poussé vers le théâtre waaw loolu tax may la bien avant 72 d'accord waaw donc bien avant 72 fekk na ñuy def théâtre alors tonton Lamine xanaa rek di la remercier waat vraiment ci disponibilité bi du ñàkk am na kaddu boo bëgg a jëmale ci génération bu bees bi ci ndaw ñëpp quand même bàyyi la nga yëkkati ay kaddu yoo xam ne certainement bëgg nga ko jëmale ci xale yi. li ma leen di wax rek booy. ñun bëgg nañ ñu remplacer ñu lool remplacer nag ci wecc bi du neex ga parce que jamono yee wuute waaye nañ fas seen fulla seen fayda seen jom te xam ne amul lu yomb ci àddina métier bu jafe la dafa laaj néganiku ànd ak teey ak tekkat dal li ma la wax sànq ci La Fontaine ne ne la patience et la longueur de temps font plus que force ni courage te nag ñu boole ci moytu buzz buzz yóbbu na xale yi ci loo xam ne nii bu leen jurulul musiba amul benn avantage nga toog ba yàlla ne yow a moo dàq fuuf loo gis surtout waaw ñu bañ leen wuyoo yéen ci ni ngeen wooyee seen bopp seen buzz du dara lu mooy seen actualité c'est clair, c'est clair. quelque sorte absolument bien sûr loolu foofu ngeen ko junjoo waaye ñun nañ toog xaar ba yàlla dafa ñuy actualité nga soog a siiw ba ca war siiw bu jekk lay doon siiw boo xam ne nii bu am solo ci sa bopp d'abord ensuite ci réew mi parce que yàquñu fi wala wax fi tooxi doona wala jëf fi tooxi doona loo xam ne nii ku ko seetaan ub sa gémmiñ balaa ngay tudd lu safaanook loola alors nañ patienté daal dëgg la macha allah lu jot rek yàlla def ko yàlla def ko très bien waaw alors bëgg nuru nit bu mu la tax def yoo xam ne nii da ngay dem ba ëppal ci wala nga indi lu ci bokkul te ñam nga ci toog sukk lekk ba suur raxas sa loxo te kenn du la yëg du ñu yëg sa tibbin du ñu yëg sa tibb parce que tibb boo tibb laaj na dank am na ñoo xam ni bu ñu dank lay sab du kii jëde mais nañu najee ceeb ba la ñu moytu bës suñ ko moytuwul nañu najee ceeb ba mu sab noonu na leen di bës di def daf leen di naj tënk leen ci foo xam ne dinañ dem ba jukkeeku ne leen noo xam ni dëppoowul ak la bës tekki ci boppam donc nañ ànd ak dal tey ak tekk ba yàlla tudd seen siiw ñu siiw ci façon ba nga xam ne ni moom la wax ñu siiw ko parce que ku fi siiw rek am na ñu ko yàlla tuddee am na ñoo xam dañ ci bërët la ñu yem am na ñoo xam bu ñu nee bërët daal ni mbip kon nag bërët ne mbip moom baaxul yal nañ ci yàlla musal bërët yàgg ci kaw loolu la ñu war a ñaan très bien macha allah te it mu jik ñu jik suñuy ñoñ
yàlla defal ñu sutura ak teraanga sutura ak teraanga ci àqu li day taalaw sutura ak teraanga ci muñ sutura ak teraanga ci bañ a jaay sa xam-xam ndax bu lambee rek nga sonn sutura ak teraanga ci comportement sutura ak teraanga ndax olof dinañ wax ni kàddu dañ koy wodd kàddu gu ànd ak yar dafa wodd ba pare jaratul wodd kon suñuy kàddu yal na yàlla def ñu ànd ak yar ba l'islam santaane ndax lépp nag lu ñuy def buñ ca jiitalee l'islam yaakaar naa ni kenn du réer ndax l'islam juñu ne lu bari mais tekkin wee jafe jëfin wi ne ko danduma kon nag ànd ak dal ak tekk ak teey ba nga mën a tekki li ngay wax ci kàddu yu rafet c'est important rek waaye dañuy wax kàddu yu rafet ci télévision yi dañuy wax kàddu yoo xam ne nii day defal di indi jàmm saral ndax li ñuy séentu te wekku ci yaakaar dara sotteegu ci kon nag néganu ko boo gis dafa am yar ak tekk ak tey xam na ngay waxe nañuy wodd suñuy kaddu nañuy wodd suñu kaddu surtout politiciens yi c'est important nañu dimbali ba Sénégal duñ ko tas Sénégal dañuy wax ni benn bopp la xar ko ñaar jaaduwul te ku xam sa bopp doo jéem sax naan yaa ngi xalaat xar ñaar Sénégal dañu am moom la ñu noyyee amiin c'est important nañu ànd ak fulla ak fayda yëkkati ko ca kaw moo gën c'est important ñu doon am mbégte xanaa rédaction bi rek di la ñaanal tonton Lamine Ndiaye di la ñaanal nga yàgg fi vraiment njëriñ nga ci génération bi njëriñ nga ci réew mi njëriñ nga également ci culture di la ñaanal rek nga gën a wér vraiment gën a yàgg di la xamal ni mbégte la woon ci rédaction Senbuzz ñu am ak yow jotaay ñuy joxe dig daje ci lu yàggul dara sur la chaîne des leaders ak beneen leader fi amaanillah góor kàttan baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu am ka lu yomb la contacteel gaaw ci numéro téléphone yi ngeen di gis